jàngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan rafetlu seen ànd ak ñun yéen a ngi seen ëttu xibaar Bargny bi hebdo ma am mbégte di leen ko présenté ñu ñëw ak yéen ci ponk yi dinañ leen andi le visite ministre de la pêche et de l' économie maritime di Omar Gueye mu am benn doxantu rek boo xam ne amaloon na ko fii ñëw ngir saytu tolluwaayu liggéeyu quai de pêche bu Bargny ci wàllu napp woowu sax dinañu ñëw ak réunion bi nga xam ni réunion de sensibilisation la ñu koy tudde acteur de la pêche àndoon ci ak les services départementaux lañ fa doon waxtaane rek mooy wàllu immatriculation maanaam gaal yi ñu wutal leen ay numéro ak ay permis dinañ ci ñëw ci lu gën a yaatu si bile ëttu xibaar waxande dinañ fa dem ndaxte dañoo jóge ci lëndëm jëm ci leer bu ñu ko waxee mooy électricité mooy courant bi dugg na fa bu baax a baax gannaaw ba mu nekkee ab mbébét suñu passeport nag dinañu ñëw ak yéen ak BBC muy Bargny basket club ñu war a def tournoi de montée en première division jamono ji ñuy defee enregistrement nii sax ñu ngay jagonte fële ca piscine olympique ak waa Ziguinchor xam naa si suñu biir journal dinañu ñëw ak yéen si li nga xam ne mooy résultat match boobu mbokk yi loolu moo doon li nga xam ni moo gën a yaatu ci bile ëttu xibaar neskis ñu ñëw ak yéen ci faram-fàcce bi. bismillah si seen ëttu xibaar ni ñu leen ko waxee woon bi ñuy door suñu journal ministre de la pêche Omar Gueye ñëwoon na fii ci Bargny ngir xool ci rek li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu quai de pêche bu Bargny ne tey ñu ne rek toll na si 75% ci ay réalisation mu ànd ci ak maire de Bargny ak ñi nga xam ne rek mooy service yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk pêche fii si Sénégal ñu bàyyi leen na Nabou Sall mu defal leen ci benn récit. ab quai de pêche fii ci commune bu Bargny di bëgg-bëggee ñëpp. looloo waral monsieur le maire di Gaye Abou Ahmed Seck def ko yitteem gannaaw quai de pêche bi Bargny dana dalloo ab complexe frigorifique bu moderne bu ñu sukkandikoo rek ci kàddu yi ku yor chantier bi mu ngi ñuy xamal ne fileeg fin décembre dinañu jébbal yooyu lay caabi ku wax Bargny rek wax li nga xamante ne mooy wàllum napp ak wàllum transformation halieutique daf fi am doole lool suñu sukkandikoo ci kàddu yi ministre de la pêche muy wax ne fileeg ay fan yu néew Bargny dana dalloo ab quai de pêche bu mucc ayib xanaa ñuy ñaan rek mu yegg ak jàmm. nam leen ko waxee woon Bargny dalal ab réunion de sensibilisation service pêche départementaux yi amaloon ab waxtaan ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy nappatkat yeeg ñooñu ñu doon waxtaanee mooy immatriculation maanaam jël gaal yi wutal leen ay numéro ngir ñu mën rek bu fekkee ne ñu mën leen a ràññee bu baax ak ay permis Seynabou Sall moo ñu demaloon ci boobu réunion. wàllum napp dafa soxal lool askan bu Bargny looloo waral ñi yor kaaraange géej gi amaloon ab réunion fële ca bureau bu waa CLP ngir rek sensibiliser ñay dem ca géej ga ci seen wàllu sécurité Insa Sané di ñu ci indil ay leeral. dañu am benn rencontre ci wàllu pêche bi ñu convoqué acteurs de la pêche yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci CLP le conseil local de pêche artisanale. donc mu am waxtaan bi nga xam ne dañ ko bëgg a def ak ñoom ci li dem ci immatriculation yi li dem ci maanaam plaque d'immatriculation yi dem ci permis de pêche yi ak kit maanaam benn appareil de géolocalisation la bi nga xam ne dañ ko jagle ci acteur de la pêche yi parce que dañu constaté parce que immatriculation yi ba ñu koy commencé banque mondiale da cee dugaloon loxoom mu financé ko jël ko en charge ne mu naaw immatriculé 19 pirogues la ñu immatriculé woon ci jamono boobu te financement bi banque mondiale moo ko joxoon ñu ñaax pêcheurs yi parce que ci code de la pêche bi dañu wax ni ak am na benn décret bi nga xam ne génne na ñu wax ni acteur de la pêche yi at bu ne dañu war a uti seen permis de pêche bi suivant catégorie gaal bi mu am walla su fekkete mool bi amul gaal ñu ne su fekkete mool bi amul gaal at bu ne 5000 francs lay fay mooy ñi nga xam ne peut-être dañuy yor seen mbaal mbaal mi nga xam ne mbaal sandi lay doon su fekkete gaal bi mool bi am na gaal te gaal gu ëppul 13 mètres 15 000 francs lay doon at bu ne
su fekkee mool bi am na gaal te gaal gi ëpp 13 mètres 25 000 francs lay doon ci at bu ne. alors ñu constaté ni malgré que loolu am na ak ndimbal bi nga xam ne état bi mu ngi koy jox mool yi am na ay mool yi nga xam ne ba léegi engagement boobu mënuñ ko respecté donc soo xoolee maanaam fii ci Bargny bi nga xam ne foofu laa nekk ci 515 pirogues yi nga xam ne immatriculé nañu leen 252 pirogues ba léegi mënuñoo fexe ba dagg seen permis de pêche ñoo donc am na urgence pour ñu oo leen waxtaan ak ñoom xool situation bi noonu la demee parce que état bi dafa jël engagement actuellement la ne fin du mois novembre bi suñ ko jotee ñi nga xam ne fayuñu seen permis de pêche depuis 2015 ils seront procédés à la radiation dañu leen di radier ci base de données bi donc balaa ñu egg ci loolu ñu ne donc il faudrait que ñu oo acteurs yi en passant par le CLPA ñi nga xam ne ñooy seen représentants ñu mun a toog waxtaan ak ñoom ñooñu sensibiliser seen acteurs yi képp ki nga xam ne fayoo sa permis de pêche nga mun a ñëw avant délai bi di jot nga fay sa permis ñu mun a identifier sa gaal gi su fekkee ne réellement gaal bi existe na. voilà donc effectivement là parce que du service des pêches service traditionnel kese mooy procéder à la surveillance am na la direction de la protection et de la surveillance des pêches mooy DPSP yi nga xam ne dina dugg en action aussi pour xool ci biir géej gi yan gaal ñoo am numéro gaal yooyu est-ce que am nañu permis est-ce que amuñu permis su fekkee ne amuñu permis ñu procéder vraiment à la sanction loolu vraiment là dina am en quelque sorte la parce que mooy permettre ñu mën ko suivre au niveau terrestre aussi ñun ñi nga xam ne peut-être ñu ngi sur le terrain on va aussi procéder au contrôle gaal bi nga xam ne teer na ñu laaj la est-ce que vraiment réellement am nga numéro est-ce que numéro bi monté nga ko est-ce que am nga sa permis de pêche ainsi de suite donc su fekkee amoo ko on va procéder maintenant à la sanction de la personne concernée. Fatou Kiné Diop di wax ne ñii di borom gaal yi dañu war a Fatou Kiné Diop di wax ne ñii di borom gaal yi dañu leen war a jàppale ndax seen liggéey gën a mën a jaar yoon. léegi fii tey ñu ngi nekk ci bureau CLP bi di waxtaane immatriculation gaal yi ak permis de pêche yu gaal yi léegi nag bu dee Bargny am nañu 130 et quelques gaal yoo xam ne immatriculé wuñu ko ak 200 yoo xam ne fayuñu permis loolu ci Bargny jaaduwul képp ku nekk di liggéey ci pêche bi da nga war a fay sa permis immatriculé sa gaal. léegi am na plaque yoo xam ne dañ ko jël di ko def ci gaal yi pour fu gaal génne ak fu ñu gisatul gaal foofu la ñuy xoole ñu xam fu gaal gi nekk mais ba tey jii seen immatriculation yi jëliwuñu ko mu nga ci service bi am na ñoo xam ne sax presque def ñu demande pour am immatriculation léegi nag képp ku ne koo xam ne pêcheur boo xam ne dangaa war di taxaw di kaas say droit dangaa war say def say devoir ba mu mat parce que Bargny lu fi nekk ci gaal ñoom ñëpp waroon nañoo fay seeni permis def seen loo xam ne mooy seen devoir ba mu mat pour lu ñu bëgg ci Bargny ñu mën kaa am ndax Bargny dëkku pêche la te pêche bi rek moo fiy doxal comme pêche bi moo fiy doxal nag lépp lu pêche bi di laaj dañ cee war a góorgóorlu def ko ba salaam. bi leen dajee dina amal solo lool borom gaal yi dina tax ñu gën a fagaru ci seen ay jumtukaay yi ñuy yóbbu ca géej ga di kàddu yu góor gi. mooy réunion bi li ma leen si mën a wax am na solo lool ndax ñu ngi wax immatriculation pirogue yi ak pirogue yi nga xam ne immatriculé ñu jotuñu immatriculé depuis 2015 ba tey bon ñooñu seen doom juddu na depuis 2015 déclaré ñu ko donc ñooñu dañ leen may délai bi ñu leen may nag le 30 novembre la pour que su defee déclaration sa pirogue boobu ñu def radiation bi donc loolu xam nga day am solo pour nit ñi mën ko teel a xam mën a siiw si ñoom kenn ku ne jóg mën a liggéey pour dem defi déclaration boobu ndax yàgg na fi loolu déclaration bi déjà bu ñu jógee fi ñun responsable yëpp waa Bargny waa Minam waa seen kenn ku ne am na ay tuteurs yu fi teew yoo xam ne si membre CRP dañ leen wax ni képp ku si jóg si ñooñu na dem si mbaaram mbaa tefesam waxtaan ak ñooñu xamal leen ne lii mooy xew képp koo xam ne demoo def déclaration sa gaal bi nga xamante ne nii amoon na permis keneen fay loolu depuis 2015 ba tey jii bon gaal boobu mel na ni nekkatul pour mu nekk nag da ngaa dem def déclaration wala ne sama gaal nekk na maa defoon déclaration bi sensibilisation bi loolu la ñu ko bëgg ñu jaar si jàkke yi jaar si penc yi
jaar si tefes si kenn ku ne rek responsable boo gis nga informé ko. loolu boo xamante ne dañ nekk si règle de gestion géej gi dañ ci bëgg réglementé ba nga xam ne képp ku si laa dugg da ngay am permis da ngay matriculer sa gaal da ngay am tableau da ngay am gilet de sauvetage lépp loo xam ne nécessité la si gaal da nga ko war a am moo xam ne nga nekk en rek bi nga xam ne ñooy surveiller géej gi bu ñu ñëwee si yow du ñu am lenn loo xam ne mën nañu ko si yow quoi loolu lañ bëgg. mooy yéen ñi nga xam ne yéenay journalistes yi nga xam ne yéen a ñëw fii te it loolu ngeen wasaare doole nu wasaare na ko li nga xam ne suñu kàddu jotu fa te jombul am na ñoo xam ne day seetaan télévision yi tamit mën ñu dem yegg si ñoom ngeen bu ngeen jàllalee ñoom daañu ko jot kenn ku ne ku jox aussi na nga jubal certificat de presse bu amul renseignement du ñu renseigné ba nga ñëw si ñun ñi nga xam ne ñoo responsable gox yooyu ñu renseigné la wax la fi ngay jaar ba mën a am li nga xam ne mën ngay def ba mën a jot sa matériel mais boo ko defee bu ñu dajee sa gaal bokk te amatoo droit dugal ci gaal si dañuy dem quartier Waxande jamono ji ñu nekk ci mbégte mu rëy ndaxte dañoo jóge ci lëndëm jëm ci leer bu ñu ko waxee maanaam courant ba dugg na fa mu nekkoon une vieille doléance te bokkoon ci li nga xam ne rek projet waa mairie bi la ñu ànd ci ak Sénélec donc fi mu nekk nii courant ba dugg na fa bu baax a baax mu doon mbégte population yi na bu sàll gannaaw première phase projet eau électricité partout bu ñu amaloon fii ci commune bu Bargny fi mu toll nii ñu ngi ci deuxième phase bi looloo waral mu lawal ay bànqaasam ba ci quartier bi di Waxande. alors donc ci loolu dinaa ci sawar a tontu di fàttali rek ne ci kaw instruction yi nga xam ne moom la monsieur le maire Gaye Abou Ahmed Seck joxe woon diggoon ko aussi population bi nga xam ne ñoo dëkk fii ci Waxande muy waxoon na leen dina leen jàppale ba nga xamante ne lii nga xam ne mooy couverture à l'électricité loo xam ne lu am la ci quartier bi balaa 2018 di jeex loolu ci la taxaw ba tey jii yàlla def jàmm ñu lëkkaloo si ak waa Sénélec ci cadre projet bi nga xamante ne mu ngi tudd accès universel à l'électricité ñu daal di matal li nga xam ne mooy liggéey bi fi am nii nga xam ne donc extension bi nga xamante ne Sénélec réalisé na ko fii suñu gannaaw plus nag poste préfabriqué bi nga xamante ne ni posé nañ ko fii muy poste préfabriqué MTBT alors mooy li nga xamante ne ni lëkkaloo nañ si ak waa Sénélec ñu réaliser ko et li ci gën a neex si travaux bi muy que ne ni non seulement il y a eu de l'extension mais aussi volet éclairage public aussi jëlaale nañ ko en compte parce que boo leen xoolee donc poteaux yi da ngeen si gis donc les lanternes nga xamante ne ni donc posé waale nañ ko ci. la presque totalité de Waxande mun naa wax ne mooy zone yi nga xam ne fépp foo xam ne ni nit ñi dëkk nañ fa tey ji courant bi dem na ba yegg fa loolu nag sant yàlla la et pour rappel rek dañuy wax rek ne ni travaux yi c'était en si 3 phases la amee donc première phase bi boo xoolee juste vers 2016 donc la ñu njëkk a def donc benn travaux extension primaire la rek bu ndaw yemoon si côté jàkk jënale alors si 2017 bii nii 2018 bi ñu nekk nii ça du moins alors ñu matal nag yeneen ñaari extension bi beneen phase bi moo couvrir donc boo xoolee mooy fee nga xam ne foofu la nit ñi Waxande fa la nit ñi gën a dëkkee ñu matal foofu noonu bii mooy bu ci mujj bi mooy fii nga xam ne mooy Waxande ci kaw alors lii mooy 3 phases yi nit ñi yaakaaroon ne peut être ni bon dañ doon kii rek bon ñun li ñuy def dañ koy def te duñ ci boole wax parce que ci kaw ndigal la ñuy wéyee te loolu mooy li nga xam ne moom la ñu kilifa gi sant mooy monsieur le maire Gaye Abou Ahmed Seck mais nag liggéey boobu noonu dañ si sant di ci gërëm monsieur Matar Cissé DG de la Sénélec di wax ne ay services am ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi moo xam le chef du réseau de la Sénélec au niveau Dakar Rufisque Diamniadio Bargny Diamniadio muy monsieur Augustin Mendy aussi am taxawaay bu rafet ci li nga xam ne ñun ñoo ngi ko doon joytu di ko jàmbat mu am ci taxawaay boo xamante ne bu mucc ayib ba nga xamante ne tey jii fii ci Waxande lépp luñ fa bëggoon am nañ ko fi
am na ci nag peut-être que ne ni ci ay benn partie boo xamante bu ndaw la mais c'est pas une zone encore boo xamante nit ñi dëkkagum nañ fa donc foofu noonu peut-être que ne ni ce qui est sûr parce que c'est discussion yi nga xam ne waxtaan am nañ ko balaa incha allah xam naa du mat balaa fan yi rek dinañ fa dugal quelques poteaux parce que zone boobu kenn dëkkagu fa donc foofu noonu même pas 10 poteaux rek pour couvrir la zone là mais li ci ëpp solo mooy fépp foo xamante ne ni nit dëkk na fa tey ji fii si quartier bi muy Waxande courant bi yegg na fa mën na fa jamono yi passé on était à 70% tey jii on est à 98% de réalisation ci côté courant bi loolu mooy li nga xam ne mooy li am tey ku fi ñëw dugg fi doxantu fi dina gis loolu te xam naa ne nit ñi seen xol sedd na ci fànn boobu voilà. fi mu toll nii mën nañu wax ne quartier bi di Waxande courant ba yegsi na seen ay kër bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Vieux Cissé agent municipal yor wàllum voirie ak réseau bu nekk fii ci commune bu Bargny. alors loolu donc lu yomb la d'abord di fàttali rek ne ni poste bi def nañ ko mettre nañ ko en service donc fi ñu nekk ni population bi ñoo ci des ñu daal di dem rek au niveau de la Sénélec. bu ñuy dem dañuy yóbbaale seen kayitu kër kayit bi nga xam ne moom la ñu am seen photocopie carte d'identité ak certificat de résidence dem ci agence Sénélec bi leen gën a jege daal di fay déposer seen demande bu ñu ko fa déposer nag Sénélec dina leen jàppale dans les plus brefs délais et ñu daal di def alimentation yi seen i biir kër ci côté ménage bi donc loolu mooy procédure bi normale bi quoi. Seynabou Ndoye dëkk ci quartier bi di ko rafetlu muy ñaan rek li nga xamante ne mooy ndox mi topp ci. maa kontaan rek ci maire bi ak Abou Seck nu ngi kaa sant di ko gërëm ndax fii daal lëndëmoon te courant bi ñëw na xanaa ndox mi rek moo ci des te xam naa ñene yàggatul kontaan nañu daal. kontaan nañu gunu yi pas kontaan moom waaw ndax fii daal lëndëmoon amulaa daa ragal daal pour génne waaye fi mu nekk nii gunu yi daal dañuy kontaan. ñëpp a kontaan ndax lii yaakaaruñu ko woon sax dañu xëy rek gis ñala sampa poto yi kenn gëmu ko woon waaye daal fi mu nekk nii daal kontaan nañu ci maire bi ak Abou Seck man boog ci ma gis-gis kontaan na ma daal ndax yàgg na ma fi am na ma fi 6 ans waaw fii doo ñi ma ña ginne daal ak sàcc yeeg yooyu waaw fi mu nekk daal ndox mi daal moo ci des ndox mi kënu ci mën a dimbali rek ndax fi mu nekk nii 10 bidons yi moo la 750 ci jaboot xam naa loolu dax mitti ah mu nekk daal ku nu dimbali nu jël loolu daal rek moo ci des am ndox kase moo nu dese waaw kontaan nañu daal. kàddu yi doon benn ci teewaayu courant ba fële ca Waxande góor gi duñu fàttali rek ñàkkum kaarage ba amoon fële ca Waxande. waaw yàlla loolu moom ne yàlla na deuxième phase bi yegg ci jàmm ak salaam na yegg ci jàll ak salaam ñu autorités yi. ñu ngi leen di gërëm ci geste bi ñu def mais nag ndox mi nag moom nag gaaw lu mu mën a ñëw rek nag gaaw incha allah loolu lañ soxla rafetlu bu baax ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax kooku moom kontaan nañ ci yàlla na entreprise bi ñëw entamé liggéey bi jeex ci jàmm ak salaam waa koñ bi yëpp mën a kontaan jërëjëf. Ensemble pour Bargny muy benn association boo xam ne ay jeunes rek la regroupé ñu am ay actions sociales yoo xam ne loolu la ñuy def dans le cadre de leurs activités demoon nañu fële ca école kipp japonaise ngir def ay setal li ñu bëgg rek mooy jël xale yi mooy élèves yi fay jàng dek leen ci benn cadre boo xam ne cadre bu idéal la ngir ñu mën a am njàng mu mucc ayib l'homme qu'il faut. Ensemble pour Bargny di ab association bu jeune bargnois di wane seen bopp si wàllu defar dëkk bi amal ab nettoyage ci école kipp japonaise ndaw mairie bi di ko rafetlu ndax action yu mel ni da leen di jàppale ci seen programme yu mel ni Bargny ville propre Souleymane Fall dolli ci di woo yeneen doomu Bargny ñu def action yu mel nii. xanaa ginnaaw bi ñu rafetloo taxawaay bi xale yi am. mbégte rek la ñuy am ci question bi nga ma posé parce que Bargny ñun ñëpp ñoo ko bokk et donc bi ñuy lancé opération ville propre bi dañu amoon pas mal de association de jeunes yoo xam ne dañu demoon dañ leen woowoon toog waxtaan ak ñoom wax leen aussi li ñu nam ma def et donc aussi ñoom ñu wax ñu ne ñoom ci wàllu woowu dañ ci yëngatu et donc mu mel ni sotti ci ak def ci la rek. donc ay doomu Bargny lañu te ñun Bargny moo ñu ñor ñoom it Bargny ñoo leen ñor et donc bu ñu amee action yi nga xam ne yu mel nii la ñu koy def te mu nekk ci biir quinzaine bi nga xam ne moom la ñu jagleel Bargny ville propre
du ñu def lu dul rafetlu ko et jéem si teew jàpp si lu ñu si mën et je pense que loolu lu ñu war a continuer lu ñu war a perpétuer la et au-delà association bi nga xam ne mooy Ensemble pour Bargny dama si bëgg a profiter pour aussi yenn association de jeunes yi nga xam ne ñu ngi fii même bu dul yu jeunes yi sax mais ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngatu si action citoyenne maa ngi leen di woo ñu toog waxtaan jéem a nasandoo jéem a dem ensemble sur le terrain parce que dina toll moment ba nga xam ne waruñu disperser waruñu tasaare suñuy jëf war nañ ko mën a boole pour que Bargny gën si gis boppam Bargny gën ko yëg et comme li ñuy wax rek mbooloo mooy doole donc du tee nag ku si nekk sa association dina continuer di yëngatu lu ñuy fa muy yëngatu ak la muy yëngatu mais mën nañu am benn moment ba nga xam ne daal dañ naan association yi dañ leen jël teg leen de côté ñu booloo nekk benn xam ne Bargny benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar donc loolu moo waral suñu teewaay fii ginnaaw ba ñu waxtaanee ak ñoom rafetlu seen liggéey. naka noonu ki nga xam ne mooy Amady Gueye di kenn ci membre Ensemble pour Bargny di expliquer lu tax cette association bii jóg di defar ak nettoyer rawatina école yu mel ni KIPP. waaw ñun dañu nekk benn association boo xam ni Ensemble pour Bargny suñu idée mooy participer ci développement dëkk bi à travers ay actions sociales de nettoyage de réflexion fexe ba dooleel suñu dëkk donc bu ñu waxtaanee ñu sollicité ñu école bi sollicité ñu gis ne effectivement école bi nu mel jéggi na dayoo parce que suñuy rakk ñoo fi nekk ñu ne nañ jël suñu responsabilité ñëw jëm leen defaral li ñu mën loolu moo indi ñu ñëw fii jéem a defaral au moins pour permettre suñuy rakk yi nekk fii ñu am un cadre bu ñu mën a jàngee bu xaw a correct par rapport à insalubrité bi fi amoon quoi. waaw bii boo xoolee mooy suñu deuxième activité parce que bi ñu njëkk a def ñu ngi ko defoon ak en association avec Dame Sow donc si maternité bi nekk centre de santé bi nekk Missirah loolu dafa ñu njëkkoon def nettoyage après madame Gaye bi nekk fii si école bi sollicité ñu aussi ñeneen nañ ñëw fii jàppale leen donc bi mooy suñu deuxième activité. non am nañu yeneen projet parce que am nañu ay projet nettoyage plage yi am nañu ay projet nettoyer cimetières yi am nañu ay projet aussi xool yeneen écoles yi xam ne peut-être mën nañ fa apporter suñu touche ñu apporter ko fa parce que idée bi mooy boo xoolee ay ndaw la yu nekk fii pour Bargny yu dëkk Bargny gis ni ñoom war nañu mën a apporter dara pour seen dëkk donc fépp fu ñu yaakaar ni war nañ fa mën a teg suñu tànk rek te mu jëmale Bargny kanam incha allah rabi dinañ si taxaw incha allah. ñoom li ñu bëgg mooy ànd développer suñu dëkk bii di si woo ñëpp comme ni ñu koy faral di waxee defar sa dëkk si jaamu yàlla la bokk. salaamaaleykum man la Dame Sow waa association bi ñoo nekk nii nag comité de pilotage bi dañ ñëwoon fii école KIPP école élémentaire bi pour jàpp si liggéey bi daal donc ñu ngi profité di remercier gars yi si jàpp ñëpp muy waa mairie di famille Sambène bi nekk Mbot aussi ak Djibril Faye ak kii madame Gaye aussi donc ñu ngi jaajëfal ñëpp di wax ne beneen yoon bu ñu wootee rek na ñëpp ñëw jàpp si ñu xam ne Bargny la ñuy teewal Bargny la ñuy représenté noonu la demee. donc ñun ñu ngi jéem rek ku ñu woo rek bu ñu mënee dem dinañ dem képp ku ñu woo rek bu ñu mënee dem dinañ dem parce que ñun aussi xam nga mu ngi noonu daal comme jóge nañ ci poste de santé bi gars yi woo ñu fii feneen fu ñu woo rek bu ñu amee temps aussi dinañ dem ñu liggéey ko. waaw projet yi moom ñu ngi si mais mënuma si avancer bu baax ndax DAMS daanaka ñoom ñoo créé association bi donc ñoom am nañ projet yu ñuy teg xanaa peut-être après moom mu ñëw expliquer projet yi waaw moom mu ko gën a maîtriser quoi. nekk Ensemble pour Bargny benn groupe la boo xam ne nii groupe de jeunes la boo xam ne nii ay jeunes yu Bargny rek ñoo si nekk ñun li ñu yëkkati yëpp mooy jóg pour defar Bargny ndax Bargny ñoo ko moom suñu dëkk la buñ ko defarul tamit duñu bàyyi ku jóge Tëngéej wala Dakar wala keneen duñ ko defaral ñun jeunes yu Bargny ñoo jóg defaral ko suñuy bopp à nos propres moyens ñun ñooy jël suñuy volonté bopp dem di ko defar si programme yi ñu demal nag projet yi ñu taxawal bokk na si projet boo xam ne nii mu commencé woon si région côtière bi amoon plage yi ni mu mel noonu ni mu xaw a salte yooyu noonu boobu lañ njëkkoon a ciblé pour defar ko mais yàlla def na ne dañ ne comme projet bi dafa lourd ba ñu entamé yeneen projet buñ paree jublu si mais yàlla def na waa mairie Bargny ñoom amoon nañu
benn quinzaine boo xam ne ni dañ def Bargny ville verte après si quinzaine bi def nañ si tamit nettoyage plage bi def nañ si yooyu yëpp en plus tey ñu ngi fii nii équipe japonaise pour def ay travaux si entourage école bi ñax yeex yooyu noonu yëpp pour day parce que école bi suñuy rakk ñoo fiy jàng suñuy sœur ñoo fiy jàng doomi Bargny daal ñoo fiy jàng si projet yi tamit bokk na si tamit ciblé nañu lycée Bargny parce que lycée Bargny képp ku fa dugg di nga xam li fa nekk ñun ciblé nañu lycée Bargny na ñun bëgg nañ ko defar képp kuñ si jàppale tamit ñu dem si cimetière Bargny tamit 4 cimetières yi daaw def nañ ko daaw def nañu 4 cimetières yëpp nettoyé nañ ko bu mu service ren tamit bëgg nañ ko amalaat nettoyage boo xam ne nii 4 cimetières yëpp la ñuy boole nettoyé ko effet ñun suñu projet loolu la am na tamit projet yoo xam ne nii xëy na bu ñu demee ba si kanam si lañ si mën a door a wax parce que daa am projet yoo xam ne nii moo jiitu si yooyu la ñuy dem ba pare bu ñu demee si projet yooyu ba pare door a xool yeneen projet mais ñun daal Bargny moo ñu ñor li ñu ñor rek mooy Bargny doon ville boo xam ne nii day propre si côté yëpp loolu moo ñu yëkkati mooy ensemble pour Bargny. message bi ngay lancé si côté boobu mooy que ne buñ jógee woote pour def nettoyage bu kenn xaar ñu woo ko ndax ñun ñëpp ay jeunes Bargny lañu war ñu toog di xaar ki ñu woo muy association muy team muy keneen ak keneen bu ñu wootee ne kat dimanche bii dañu war a nettoyer fii képp ku xam ne nii Bargny moom moo la yëkkati moom moo tax a jóg te foo dem Bargny ngay tiitaroo war nga ñëw jàppale ñu si li ñuy def ndax ñun séntuñu si xaalis séntuñu si dara dañ koy def rek te yàlla tax ñun loolu moo ñu yëkkati li ma leen di wax mooy que ne chaque fois bu ñu wootee pour nettoyage nañu ñëw wuyu si ñu def ko Bargny yëpp bu ko defee nii ku si nekk gis sa bopp ensemble Bargny loolu moo ko tax a jóg du ay benn groupe la wala lii ensemble dañ ne ensemble pour Bargny gépp la bu ñuy def ñëpp nañ si ñëw bokk. comité de gestion wu poste yu santé yu Bargny amaloon nañu li nga xam ne mooy seen assemblée générale ba fi mu nekk nii am na ñoo xam ne dugg nañu ba def nañu li passation de service yi li ci des nag mooy rek def ab formation pour ñooñu le formation boobu nag mu ngi war a am le 30 novembre bi muy samedi bi di ñëw ñu war ko amal fii nga xam ni mooy centre socioculturel El Hadji Ndiouga Dieng bu Bargny. ñu waxtaanee wàllu tàggat yaram si bile journal maanaam sport ak BBC mooy Bargny basket club xam ngeen ko ñoom ñu war a def li nga xam ne rek mooy jouer tournoi monté en première division ginnaaw saison bu baax bi ñu def looloo tax ñu demaloon fële seen dernier entraînement xool rek ñoom nan la ñuy préparer seen entraînement yooyu mu am ay kilifa yoo xam ni ñëw nañ fa bokk ci maire wu Bargny ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo leen doon jàppale si saison bi ak ay supporters ak li ñu mel l'homme qu'il faut amoon na fa benn doxantu. fële ci stade bu Bargny seeti woon nañu waa BBC buñ koy wax mooy Bargny basket club joueur yaa ngi ànd ak concentration boole ak entraînement du sérieux lépp pour mën a waajal seen tournoi montée national 1 entraîneur Bargny basket club di ñu ci indil ay leeral. j'ai jugé nécessaire ñëw jàppale samay cadets partager ak ñoom sama expérience bi ma am ak vécu bi ma am ci basket looloo waral sama présence ma nekk ci au niveau de l'équipe bargnoise. On félicite les gosses pour ce travail accompli. C'était pas facile au début. On avait dans notre pool de grosses pointures, mais grâce à Dieu, on s'en est bien sorti. Alhamdulillah. Comme vous l'avez dit, c'est une première pour l'équipe bargnoise. Bon, on attend le public pour qu'il vienne nous soutenir surtout. Ça n'a pas été facile comme j'ai dit tantôt. Bon, alhamdulillah. Ok. Faut pas nous yakamti trop. On est novice ci tournoi bi ñu jëm, c'est la première fois. Mais on va pas jouer les timides. On va jouer notre chance jusqu'au bout. Et Inch'Allah, j'espère qu'avec Gossi, c'est une détermination, c'est un engagement, avec une bravoure, Inch'Allah, comme nous avons dit, ils vont aller jusqu'au bout. Et les plus nous tournons à Bimaïrek, Inch'Allah, nous allons saisir. Il y a du talent. Bon, ce sont des talents cachés. Ils ont besoin des autorités pour les accompagner. Vous avez vu l'état du terrain, on n'a joué qu'un seul match ici. Après, on a suspendu le terrain. On était obligé d'aller jusqu'à Rufisque pour recevoir nos adversaires. Ce qui est déplorable, franchement, ce qui est déplorable. On attend de nos autorités pour qu'ils nous viennent en aide et qu'on réfectionne l'état du terrain, franchement, qui est un peu désolant. Bon, mais j'espère qu'ils vont réagir, Inch'Allah. Ce sera dur. Il y aura des équipes qui vont rien lâcher. Il y aura des équipes, des inconnus. Bon, nous, on va jouer notre chance jusqu'au bout. On va jouer notre chance jusqu'au bout. Comme je l'ai dit tantôt, on est des novices ci tournoi bi
mais on va rien lâcher, on va aller jusqu'au bout inchallah. naka noonu ñi xam ne jàppale noonu waa Bargny basket club depuis bi ñu commencé championnat ba léegi comme ku mel ni Amady Gueye may na leen paire de maillot ak enveloppe ak ku mel ni Technosol may na leen blouson ak ku mel ni Dame Sow may na leen Lacoste pour staff technique bi. Le maire et son équipe kenn demul ñu des jàppale nañu xale yi pour fay regroupement BBC fële ca tubaab jalaaw fii ba compétition bi di jee kenn ci dirigeant yi dinu ci indil ay leeral. remercier gars yi nga xam ne bi ñuy débuté donc dañ ci doon jàpp parce que aussi lu ñu kii foo ñu wax ni am na ñoo xam ne franchement doon nañ ci def seen loxo ñu mel ni Amadou Gueye n'est-ce pas kooku franchement loxo mu su génn si kii bi alors je vous rappelle sax suñu premier match bi ñu mësee génn bi ñu njëkkee génn Bargny dem jouer ji bi ñu jëkkee def formation ce jour là monsieur Abou Seck lañ fa gisoon Thierno Ndiaye n'est-ce pas ak suñu actuel président moom mu njëkk a may bal donc aussi fàttewuñu ko donc aussi ay boy yoo xam ne ñi ngi doon jouer fii nekk maintenant à l'extérieur n'est-ce pas di ñu yónnee ay dàll ay bal ku mel ni Atoumane Lay Seck n'est-ce pas franchement moom loxoom jégu si n'est-ce pas Tamsir Mbeng moom aussi defoon na démarche bu rafet ñëw laajte donc bëggoon a defar sax terrain bi tout ça donc xam naa peut-être ci projet yi la bokk xam naa peut-être bu ñu ko kii incha allah dinañ gunge donc ñi nga xam ne daal daa nañ ci def seen loxo Yoro France joueur la woon moom aussi yónnee nañu bal daaw tu vois donc ay bal yu bari donc ñu ngi leen di remercier daal ak ku ma fàtte xam nga yenn saa yi lim moo de toute façon daal am na ñoo xam ne daaw ñu si génne seen loxo waaw ñii ay joueur lañu woon ñii ay bonne volonté lañu woon ñii nga xam ne ay sympathisants donc daal équipe bi mu ngi leen di remercier man maa ngi leen di remercier au nom du président BBC aussi mu ngi leen di remercier franchement parce que bu dul woon ak ñoom donc affaire bu di yegg fii alors daal franchement bëggoon nañu jàllale ko si rafetlu seen taxawaay xamal leen ne donc ñu on est de tout cœur avec seen kii franchement am na fa mu ñu féete daal maanaam waaw bu dul woon ak ñoom maanaam affaire bi du ñëw ba fii voilà donc loolu daal bëggoon nañu yokk si n'est-ce pas yóbbante leen ngërëm ak cant de la part des gosses n'est-ce pas surtout xale yu ndaw yi nag mais nag doyul lu mu gën a ñëw rek gën a baax voilà na ñëw rek na ñëw ñun soxla nañ ko quoi voilà mi ngi noonu merci beaucoup. naka noonu ñoom waa Bargny basket club seetu woon nañu imam mu Bargny pour sàkku ay ñaan le maire à Bargny yëpp pare nañu pour supporter waa BBC ak ñi ki nga xam ne mooy Daouda Diagne mi yoreen capitaine Bargny basket club di ko rafetlu comme ni ma koy faral di waxee votre club Bargny basket club sollicite votre soutien Bargny en national 1 c'est possible. monsieur le maire moo ñëw seet ñu xam nga dénk ñu ay kàddu dénk nañu que ne kat Bargny la ñuy couleur yi Bargny la ñuy représenté te loolu franchement nekk na benn pression mais benn pression positive ah xam nga aussi tamit tous les imams de Bargny dem nañ leen seet leen waxtaan ak ñoom di soox ñoom yëgal leen que ne ñun dañuy engagé aussi benn tournoi boo xamante ne ni Sénégal gépp la concerné moo tax lay am nañ si seen bénédiction donc instant bi ñu ngi nii xam nga si jàmm au calme xam nga juste pour dem compétir def lu ñu gën a mën mooy basket. waaw moral bi instant bi waaw comme say waajur moom su la ñaanalee. ki yilif ñëw kat dénk lay kaddu ne la kat waaw ba dëkk baa nga woo défendre léegi na la aussi dina ñëw sax seetaan xam nga aussi motivation yi si am yëpp maanaam ñuy regrouper 3 jours yoo xamante ne nii c'est à tubaab jalaaw yooyu yëpp ay aussi bonne volonté tamit jàpp si ñooñu ñëpp tamit soutien boobu bu ku ko defal góor franchement parlant bu duggee si terrain bi dina def le minimum mooy dem ba jeex quoi incha allah. waaw woote bi nag daf ci am solo parce que Bargny lii du lu ñuy négliger ah ñun ay étudiants lañ xam nga on ne dépend pas de ça pour s'ouvrir xam nga mais. sport dafa mën a yóbbu ville fu sori donc bu ñu négliger bu ñu mitiger nañu jàppale booy parce que lépp mën na fi nekk incha allah. gars yi ñëw incha allah léegi victoire bi ñu ngi leen di jox rendez-vous le 29 incha allah Bargny sa kaw ca kanam incha allah. ayca jaajëf. gis ngeen kàddu yu am solo yooyu nga xam ne moom mooy capitaine bi Daouda bu capitaine BBC la mu wax mu mel ni rek ñaan nga nangu na ndaxte jamono jii nii mun nañ leen wax ne ki nga xam ne mooy BBC mujj na gagné Ziguinchor basket club door ko 52-51 donc fu mu ne nii ñoom waa BBC def nañu ab jéego bu am solo ci tournoi boobu ndaxte yóbbu nañu li nga xam ne mooy 3 points yi ak victoire bi. mbokk yi loolu moo doonoon seen ëttu xibaar Bargny bi hebdo ma amoon mbégte di leen ko présenté di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen ëttu xibaar.